di remercier nag collectif bi nga xam ni ñoo nekk Ngaye pour xeex ak yelleef bépp boo xam ne nii doomu Ngaye war na koo am ci doxalinu dëkkam. am beneen kuréel boo xam ni moo ànd ak man ci bis bi te tey mu nekkoon occasion pour que mu wane boppam wane que ni vraiment li nga xam ne nii man ak ñi ma àndal ñoo ngi koy doxee neex na ko te njariñu Ngaye rek moo ñu tax a jóg comme moom ni mu ko taxee jóg mu ñëw ànd ak ñun muy suñu mbokk suñu xarit Maodo Ndiaye coordonnateur taxawu Sénégal bu suñu frère suñu am di jàmm Khalifa Sall. damay tàmbali nag sama communication ci wax ci mbirum jéego yi nga xam ni Ngaye def na ko depuis que régime bi nga xam ne nii nekk na fi di ko doxal ci Sénégal bu njëkk bi dañ ciy wax li nga xam ne nii mooy wàllu xarala yi ak artisanat li koy firndeel mooy bi nguur gi toogee dañoo tànn Ngaye def ko capitale de l'artisanat journée de l'artisanat en 2014 ñu célébrer ko fii feete ko fii ci digg terrain bi waa Ngaye yëpp rafetlu ko artisan Ngaye yëpp rafetlu ko ñu leen ciy sant di leen ci gërëm ci kaw loolu ñu indil ñu tamit loo xam ni mooy SECA mooy li nga xam ne ni moo nekk ci buntu dëkk bi muy lan muy place bërëb boo xam ni ñi nga xam ne nii ñooy artisan yi dañ fay dem di fa teg seen li nga xam ne ni liggéey nañ ko di ko fa jaay jënd ak jaay ak weccante vraiment ak yeneen ñi nga xam ne ni ñëw nañ sàkk pour am ci yooyu muy nag loo xam ni lu ñu arrangé la lu arrangé doomu Ngaye lenn rek mooy que ni ouverture bi année bii lañ waxoon ni dañ koy ubbi le ministre ñu ngi koy ñaan mu ubbil ñu ko ndax suñu artisans yi soxla nañ ko. am na tamit lu ñuy tuddee maison de l'outil boo xam ni day tàggat ay ndaw ci métier mu war la ñaw wàllu solaire wàllu bépp xarala boo xam ni ndaw ñi ñu ngi ciy yëngatu ci Sénégal. kooku mu nekk fii te ku ñuy wax suñu xarit monsieur Sy jiite ko ñu koy sant di ko gërëm ci liggéey bi nga xam ne nii mi ngi koy def ak formation yi nga xam ne mi ngi koy jox suñu ndaw ñi góor ak jigéen surtout bi ma ci gën a neex mooy bi Covid bi commencé jeune entrepreneur yi daf leen ubbil local bi ñu dem foofu di fa defar ay masque di ko baaxee askanu Ngaye Mékhé muy loo xam ne lu am solo ñu koy sant di ko gërëm. bi ci des mooy école bi nga xam ne nii dinañ ko def ci Ngaye muy école de formation boo xam ne day tàggat ndaw ñi ci liggéeyu der bi nga xam ne nii ñu ngi koy liggéey donc loolu moom vraiment ñu ngi leen di ñaax pour que ñu taxaw ci ba loolu antu ndax tamit soxla nañ ko artisanat li fa nekk ci ay ndaw dafa bari te ñu ci bari ci lañu yaakaar pour suturlu jàppale ci seeni wayjur depuis que régime bi nekk fi aussi ñu ngi gisaat Ngaye Mékhé di am ay tali loolu mi ngi commencé depuis 2014 bi nga xamee ni jàpp nañ ni fii la ñuy fêter journée nationale de l'artisanat boobu la président joxe ndigal pour que tali bi nga xam ne nii jóge na ci tali route nationale bi romb HLM jëm ci wetu raay bi ñu defar ko donc ci boobu lañ ko defaree muy loo xam ni lu am solo la ba fan yi aussi gis nañu programme bi nga xam ni FERA mi ngi koy dérouler ci commune Sénégal yépp li nga xam ne ni Sénégal Ngaye Mékhé am na ci wàllam mu defal ñu ko muy tali bi nga xam ni jóge na ci raay bi jëm côté hôpital ak jóge ci raay bi jëm ci wetu centre ville
kooku aussi ñu koy rafetlu waaye nag ki nga xam ne nii moo fi nekk moom amul vision xàmmewul priorité parce que bépp ndaw tey boo fi interroger laaj ko priorité dina la wax ni loolu du priorité axe yooyu mu tànn du priorité ndax maanaam du amal njëriñ bu baax askan bi ay yeneen axe a ngi fi tali bii jëm Paal jógee ci angle bi route nationale bi jëm Paal kooku priorité la tali bii nga xam ne nii jóge na route nationale jëm angle Pekes priorité la tali bi nga xam ne nii jóge na Lébu jëm côté Riso mais priorité la parce que ñi koy utiliser moo ëpp ñi nga xam ne nii ñooy utiliser axe yi kon vraiment ñun loolu lañ ciy ñaawlu waaye loolu du waa FERA ki nga xam ni moo fi nekk moo jaawale ay priorité am parce que yaakaar naa ni ci leneen la nekk comme priorité bi ci des mooy gis nañu jamono yi làmp yi nga xam ne nii waa ANER jox nañ ko waa Ngaye muy programme boo xam ni grâce au gouvernement et au président Macky Sall moo ko defaroon muy 50 000 lampadaires 50 000 lampadaires yooyu communes yi am na ñoo xam ne jël nañ seeni làmp ba fàtte waaye ñun ki fi nekk comme ni ma koy waxee rek xamul priorité fu mu toll mi ngi calcul mbirum politique ak mbirum électorat toog naan damay xaar ba ñu jàpp walla ba bis bi politique ba élection yi jige ma doog koo def far yàlla mu dem fekk fa ay làmp yoo xam ni bari na parce que ñëpp jël nañ seeni làmp moo waral tey làmp yi nga xam ni am nañ ko doyul te vraiment ni mu ko sampee sax boo ko gisee da ngay xam ni fu am di jàmmam dëkk rek walla fu mu yaakaar ni am di jàmmam dëkk na fa rek mu samp ko fa parce que day nax boppam dafa xamul su xamoon du ko doxalee noonu beneen bi ci des bu ëpp solo nag bi nga xam ni tey moo ma lëkkale tey moo lëkkale ñi nga xam ni ñoom laa àndal di liggéey suba ngoon gu dégg bëccëg ci dëkk bi ak waa collectif bii nga xam ne nii tey ñoo fi toog di xeexal ak yelleefu waa Ngaye li ñu lëkkale nag mooy un problème boo xam ni mooy lëmbee dëkk bi moo tere nelaw askan bi ndax kenn ku nekk xamatuloo foo jëm muy li jëm ci wàllu suuf Ngaye Mékhé ñépp xam nañ ni amatul suuf ci lu ñu wër ñépp xam nañ ko lenn rek la ñu dese ci suuf mooy les espaces verts espaces verts yi nga xam ni ñi ko fi jiitu ak ñi doon defar plan wu dëkk bi dañ ko fee defoon denc ko pour que ñi nga xam ne nii ñi ngi dëkk ci dëkk bi mën a am foo xam ni bu ñu bëggee nokki air pur bu ñu bëggee nokki bu jaar yoon bu ñu bëggee féexlu bu ñu bëggee doxantu seen doom yi bu ñu bëggee foofu la ñuy dem loolu fi des moom la nar a dagg moom la commencé dagg te di ko joxe di ko jox nag ñoo xam ni day tànn rek ku ko neex mu jox la day tànn ku ko neex mu jox la waa Lébu récemment génn nañu waa HLM génn nañu Ngaye Diagne fii di parking bii nga xam ne nii moo nekk ci stade bi ma ko yëgal waa gone Ngaye di ko wëgg a yëgal jeune bi yépp que ni parking boobu dagg nañ ko déjà commencé koo jox ay nit te yii ñuy wax yépp mën nañ leen ci jox ay exemple ay nit yoo xam ni day toog rek téléphoné la ne la kaay jël sa këyit te këyit gam lay jox baaxul may attirer attention waa Ngaye gépp këyit gam lay jox baaxul répondrewul ci benn norme la répondre ku ko jëlit ba mu tax nga jaay sa ngor ba defal ko loo xam ne nii moo taxoon mu la koy jox bu robinet yi ubbee kat yaa tooñ sa bopp duma ci yegg waaye yaa tooñ sa bopp ku fi ñëwaat tamit mën na koo nangu def ko neneen delloo ko ñi nga xam ne nii ñoo ko moom kon may wax waa Ngaye jeune Ngaye surtout que ni quartier bu nekk am na ay espace vert yu fa nekk bu jógee nit nag bu jógee lëf jaral ko mu def loo xam ne naka sudul noonu dalay jaral yow tamit nga taxaw ni ko du fi amee man de sama quartier du fi amee HLM bii du fi amee
ndax ndaw ñii ma dëkkal bokkal quartier bi taxaw nañ benn yoon du ñaari yoon jàmmarloo ak moom ni ko du fi amee kon nag yeneen quartier yi nañ def noonu Grand Fara maa ngi lay wax jeune ndaw yooyu nañ jóg jeunes yi nañ jóg taxaw ñun dinañ leen jàppale bépp démarche boo xam ne war nañ ko ci def auprès des autorités dinañ ko ci def dinañ ko ànd ak yéen waxtaan bii tey bëgguma mu dàkk tey dama bëgg après bu ñu fi jógee plan d'action feuille de route ñu defar ko ensemble topp ko dox ko ba espace vert yi nga xam ne nii moom lañ ñu fi desal pour suñu njaboot pour ñi nga xam ne nii ñi ngi war a ñëw ñu bàyyil ñu ko fi ngir yàlla leneen lu mu bëgg a def nag moom noo ko def parce que li ko fi dese bareetul ma ni même cimetière yi même fi nga xam ne nii janasa yi li ñuy wax janasa cimetière yi sax épargne bàyyiwu leen ñi fi toog am na ci ñu ko xam am na ci ñoo xam ne ay conseillers xam dañ leen jox ay terrain ci wetu cimetière ñu koy jaay ba mbir mi wëlbatiku seen kaw kon loolu du loo xam ne nii dañuy làmbatu lu ñuy fàng kenn du ko jeex ñun de fas yéene nañ lépp loo xam ne nii ñi ngi koy wax ci dëkk bi dañ koy teg fu wóor fu leer te nag lépp lu mu ko jaral pour nasaxal dëkk bi ñun dañ ci taxaw pour jàmmarloo ak moom ma ni Ngaye Mékhé at mu nekk dañuy voter budget mais kenn gisu fi benn bant bu ni teg na ko fii ci xaalisu commune bi lañ ko jëlee amul benn réalisation amu si yii fondation Sonatel nee na yi GCO mais benn réalisation boo xam ne ci fonds propre la ko jëlee defar ko amul mais loolu naka la mën demee xaalis boobu mais ñun ñoo koy fay ñun ñoo koy génne suñu yaay yi suñu jigéen ñiy toog di ñëw guddeeg bëccëg di jaay caaf di jaay beñe di jaay ay dàll tailleur yi mais ñoom ñooy génne xaalis boobu ba pare xaalis boobu duñ ko jëlaat di ko delloo ci ñoom kenn mënu koo xam fu xaalis boobu dugg kon loolu ñu ngi koy ñaawlu mbéj mu nekk nag boroom moo koy fajal boppam parce que suñuy jéem ak suñuy Dakar la ñuy dajale di ko teg fii ci maire bi kon nag dañ ko war a sàmm alal jooju képp ku ñu koy yàqal nag war nañoo taxaw def taxaw seetlu nag maa ngi lancé un appel à tous les jeunes ñëpp bonne volonté yi ñu taxaw xool naka la ñu jàmmarloo régler li nga xam ne nii mooy problème boobu parce que ça nous tient à cœur parce que aussi nit ki bu lay dimbali dooni li léegi man li ma waa Ngaye di jox dama koy def sama poos doo ko wax yow fondation Sonatel ñëw di la dimbali GCO ñëw di la dimbali bien que sax loolu mu ñuy dimbalee kenn xamul nu mu toll ba léegi nii kenn xamul nu mu toll te tamit lépp luñ ci def rek ay yaama neex la chantier yoo xam ni yaama neex day ñëw rek jël nit jox ko comme ça bu ko defee kenn du mën a xam ñaata la ci def kenn du mën a xam loolu ñaata la jar ci xaalisu waa Ngaye kon loolu lu ñaaw la lu ñu war a seetlu la incha allah ni ma ko waxee ñun dinañ ci ànd pour continuer li nga xam ne nii mooy démarche yi pour régler ce problème là li nga xam ne nii moom lañ wax ay aide sociale yooyu nga xam ni dañ koy voté ci budget bi pour jàppale ñi nga xam ne nii dañoo néew di doole ñi nga xam ne am nañ malade te amuñu luñ ko faje yenn courant yi nga xam ni connexion courant yi nga xam ni jàkka yi ak mosquée yi ñu ngi koy am yenn jafe-jafe pour fay seen courant ñun suñu mag ñi nga xam ni dañoo dem ba mënatuñoo faj seen bopp ñooñu aide yooyu pour ñoom la waaye aide yooyu mais yaa ma neex moo tax ñu koy def yaa ma neex ku nekk rek ku jóg rek ku ko neex rek mu jox la ko te mënoo ni sax diw ak diw am na ci da ngay dégg rek li ci des nag moom mooy loo xam ne nii jëmalewuma ko moom ndax moom wan nañu mooy kan ci loolu mooy alal ji nga xam ne nii GCO mi ngi ko fi dugal fondation Sonatel mi ngi ko fi dugal wan nañu kii sonn nañu ci wax léegi nag ñoom ñooñu fondation Sonatel ak GCO ñoom la ñuy attirer seen attention
wax leen ni leen nañu informer nañu ñëw informer l'opinion mecquoise ci li nga xam ne nii ñi ngi koy dugal alal ji ngay dugal ci dëkk bi depuis bañ fi nekkee ba léegi ndax alal jooju xamuñu fu mu aw xamuñu fu mu jaar loolu man ñoom lay artu te nag bët bu rusul toj te am na loo xam ne bu ñu fa yeggee askanu Ngaye Mékhé dinañ taxaw fii ci gaar bi taxaw fii yàq seen liggéey te bu boobaa ci ñoom lay jóge ñaan ñu ko yàlla waaye nag waa Ngaye sonn nañ ci chèque fii chèque laa jot fii 20 millions laa jot fii 4 millions laa jot fii sonn nañ ci te kenn du xam fu mu jaar kon ñoom nañ jël seeni responsabilité ñun ak collectif bi bu soobee yàlla on va se rapprocher d'eux te lii ñul wax fii dinañ leen ko wax balaa parce que tat ñu artu balaa ñuy atte moo gën ci loo gis ndax suñu ngaay gii yooyu ñun xamuñu ko musuñu ko def te vraiment may profité di sant ndaw ñi nga xam ne ni def nañ fi marche te tojuñu sànniwuñu xeer defuñu dara man ni nag waa Ngaye exemple jeune Ngaye exemple lañ ci jeune Sénégal donc ñun xamuñu ko kon dañ leen di artu balaa arte di jot les bourses familiales bourse familiale yi ñu dellu si day ñëw ci benn quartier ñëpp ñi nga xam ni benn kër nga dugg fa bind ñëpp beneen kër nga dugg fa benn nit ngay bind wala doo bind kenn loolu am na wala amul gis nañ ko fi mais loolu ci fan lañ ko teg mais bourse familiale bi ko président Macky Sall di créer c'était du pour politique yow nga jël ko bëgg ko politiquer mais ça ne passera pas loolu dinañ ci taxaw ñun dinañ demander à ce que le registre bi nga xam ne ni moo abrité ñooñu au niveau de Mékhé ñu revoir ko loolu du yoon gis nañ ko jafe-jafe yu ñu am ci distribution bi yëpp ceeb bi ak diwlin bi mais loolu moo ko indi frustration yi mais ñi nga xam ne nii mere nañu tey mere nañu le régime là mais lu ci bari ci foofu la jógee à chaque fois ñu lay dompat di la dompat da ngay dem ba dootoo ko mën a supporter kon nag loolu ñun on va demander à ce qu'on revoie ça incha allahu rabbi dinañ ci taxaw pour que loolu ñu jéem ko revoir jéem a vraiment affaire yi delluwaat ci yoon ñun ñëpp ñu àndandoo Ngaye suñu Ngaye la ñoo ko moom li ñuy def ndaw ñi lañ koy defal ànd ko ak ndaw ñi pour njariñu Ngaye pour njariñu waa Ngaye Covid bi nag ma dolli si gestion catastrophique lañ def ci li nga xam ne nii moom lañ fi joxe woon 12,5 millions yoo xam ni kooku kenn waxu ko moom moo ko wax n'est-ce pas yéen a ko délibéré y a des conseillers ici 12,5 millions kenn xamul fu mu jaar ay bon 25 lan 25 kilos 5 kilos kii la jox yenn conseils yi te ay ñooñam la koy jox ñooñu dajalewaat yëpp ni ko bëgguñu ci dara ñun askan bi moo ñu tax a jóg loolu lu ko gën a ñaaw récemment lañ fi jot 4,5 millions bu GCO 4,5 millions kenn xamul fu mu dugg encore kon nag jot na waa Ngaye ñu booloo ñun ñëpp nekk benn ñun dañuy politique d'accord waaye bu Ngaye taxawee lépp lu ñu jàpp dinañ ko bàyyi mu jaral ñu guddeeg bëccëg ñu xar suñu tànk ndax Ngaye moo ñu ñor dara ñoruñu lu dul Ngaye liñ fi wax lépp d'accord Sénégal mi ngi fi waaye déggu leen fi ñu wax fi Tamba Kédougou wala Richard Toll waxu Ngaye lañ fi wax kon nag Ngaye moo ñu ñor ma leen di ñaan di tàllal loxo ñëpp di tàllal loxo waa Ngaye ñu ñëw jàppale ñu ci loolu ñu taxaw Ngaye leneen nag bu jotee ñi mën a ànd ñi mënul ànd dem seen bopp lu yàlla def muy loolu man loolu laa gëm man noonu laay doxee di leen sant di leen gërëm yéen ñëpp ci seen teewaay. Ah d'accord donc waaw ma dellu si xel day fàttu mooy lii ngeen gis nii donc ay ballon de basket la yoo xam ni c'est destiné à l'équipe de basket de Ngaye Mékhé donc may sa profito di leen remercier di profito di remercier Diop le président de l'équipe parce que ñoom aussi ay ndaw lañ te lépp rek ñu ngi koy def ci seeni moyen bopp lii ay loisir la 2 paires de loisirs muy 40 loisirs
ak 18 paires de blousons destinés à l'ASC Goney Ngaye, ASC bi nga xam ne nii mooy jëmbal Ngaye fu mu toll di profito di féliciter président bi nga xam ne nii sama rakk la ñoo bokk papa depuis que mu nekk fii muy Jibi Ndiaye depuis que mu nekk ci bopp équipe bi mi ngi def liggéey bu mucc ayib ak ses propres moyens ak waa Ngaye ñi nga xam ne nii les bonnes volontés di leen jàppale fii ci salle bi wóor na yàlla am na ci ñoo xam ni vraiment def nañ ci seen loxo ñun nag noonu la ñuy doxee lépp loo xam ni laal na Ngaye rek ñun bu soobee yàlla dinañ leen jàppale liñ ci mën ànd ko ak ñoom di leen suivre. xew ci dëkk bi dañ koy rafetlu te dama ne woon sax balaa may démarrer dañuy am une pensée pieuse ci sunu doom yi sunu sët yi sunu frères yi nga xam ni yàggul dara ñàkk nañ seen bakkan ci yëngu-yëngu yi fi amoon yàlla na leen yàlla jéggal te yàlla yërëm leen ndax lu métti la képp kuy père de famille képp kuy jaboot boo gisee lu mel noonu sa xol dina jeex mais xaj na mbiri sunu borom moo demee noonu. comme ni ko honorable député waxee en effet noonu la demee ñun dañu nekk un collectif boo xam ne nii ba ñu juddoo c'était depuis très longtemps te lenn ko tax a jóg muy les intérêts de Mékhé intérêt wu Mékhé nag dafay yaatu te ñëpp ñoo ci bokk te pas plus tard que temps yi ci gannaaw am na ay yëngu yu fi amoon yoo xam ne nii defoon nañ ko ba def point de presse pour jàkkaarloo ak presse bi wax leen li nga xam ne nii moom la ñuy dund ndekete booba. moom mii loolu mi ngi ci boppam ba même bi ñuy def ñun suñuy activité dañ ko doon jot au téléphone mu boole ci un soutien bu extraordinaire boole ci mu jël alalam def ko ci biir donc je crois que kooku bu ne bëgg na dëkk bi dañ ci ànd ak moom. et dañu nag comme dañu nekk ci jamonoy pandémie il n'était pas question ñuy indi tout le collectif mais ki nga xam ni mooy Faralo ak Lamine Gueye ñoom laa àndal ñëw. pour répondre à l'invitation de l'honorable député Mor Kane Ndiaye et di ñaan yàlla li nga xam ne nii moom lañ ci fi mébét di ko wax population yi ñu dégg ko et xam véritablement li nga xam ne nii moom moo ko tax a jóg mu tax ñoo jóg tax leen a jóg yéen parce que bu leen Ngaye ñoruloon mais du ngeen fi ñëw te boobaak léegi yéen a ngi toog kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm di féliciter aussi ñi nga xam ne ni ñoom la àndal ci liggéey bi parce que bi ñu ñëwee ba léegi ñu ngi ci liggéey bi di ci jàpp donc vraiment ñu ngi leen di remercier vraiment di ñaan yàlla liggéey bi buñ ci tàmbalee ñu ñëpp mu dugg ci xel yi dugg ci xol yi merci beaucoup. dañuy wax jërëjëf honorable député Mor Kane Ndiaye ci esprit d'ouverture bi nga xam ni am nga ko ba waral tey li nga xam ni moo xew tey jii ñun nag ci turu fi ñu bokk ñu nekkoon le secrétaire général bu Manko Taxawu Sénégal bu Khalifa Ababacar Sall nekkoon le chargé de la communication tey présentement ñu nekk le coordinateur communal yaakaar naa suñu teewaay fii li ko waral mooy on a toujours eu comme idée que ni Ngaye dafa nekk loo xam ni dafa sooxe ci wàllu promotion de l'emploi nekk na dëkk boo xam ni vraiment li mu am ci ay ressources li mu am ci potentialité yaatu na lool parce que su ma joxee rek ci lu gàtt benn exemple ci tey jii l'exploitation du cuir dañuy wax ni comme ni ko Mansour Kama waxee woon sur 47 milliards plus de 43 milliards bi nga xam ni mi ngi koy générer le commerce du cuir vraiment Afrique mi ngi ci am lu dul 5% te pourtant l'Afrique détient 20% du cheptel mondial kon yaakaar naa ni foofu une mauvaise politique communale bokk na ci li tax ba domaine boobu ba tey sax mënul sori ci kaw loolu nag la am moom esprit boo xam ni dafa ñëw en tant que doomu Ngaye taxaw ni yooyu yëpp daf ci xalaat te dafa ko bëgg a jëmale kanam jëmale kanam boobu nag li ci dal suñu xel ba tax tey jii ñu ànd ak moom bëgg a liggéeyandoo ak moom suñu parti ñun ñëpp ñu àndandoo ak moom ñi nga xam ñëpp ñoo ci bokk conviction boobu noonu mooy que ni gis nan esprit d'ouverture bi mu am comme ni ma ko waxoon ci départ bi mooy woo ñëpp ñu toog mu teg ñëpp autour d'une même table ñu waxtaan nekkul ni dafay wax ni à tout moment li ma wax mooy am mais toujours dafay wax ni le groupe est plus intelligent que le plus intelligent te loolu bokk na ci li nga xam ni vraiment mooy politique moderne bi nga xam moo mën a jëmale réew moo mën a jëmale dëkk moo mën a jëmale askan ci kanam loolu kon dañuy rafetlu invitation bi nii ñu ñëw teew donc en tant que coordinateur de la communal de Taxawu Sénégal
bu Khalifa Sall jàppale ko jàppale suñu bopp jàppale aussi la commune de Mékhé ci li nga xam ne ñoo ngi koy xeex tey ñaan yàlla mu may nu ci ndam